ajaratu Ndeye Tické maa ngi lay nuyu bi nga ñu dalalee tey sa koñ di jéggalu ci guddeewaay bi parce que ba 5 heures maa ngi woon Thiès 5 heures laa fi jóge dellu Dakar moo tax ma xaw a guddee sama rakk ju xamadi ji moo ma xawoon a guddeel di nuyu kilifa yi fi nekk yëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di nuyu Adja Marème Diop Sylla mi nga xam ni moo jiite jigéen ñi ci commune ouest di leen féliciter lool di am sama mbégte bi ma teewee ci seen biir fàttewuma sama rakk nag Ablaye Dieye mon petit frère de cœur Ablaye moom bu ñu wax suñu diggante maag moom xam naa ni tey débat bi dina jeex mais na xam rek ni sama rakk la ca rëkkuma yàlla nag mooy boole ay nit yàlla nañu yàlla musal ci saytaane di nuyu sama rakk El Hadj Diouf di ko remercier ci déplacement bi mu def di remercier kilifa yi nga xam ne ñoom laa fi fekk muy kilifa yu góor yi tàmbale ci sama doyen Mamour sama doyen Morña grand Ahmad Camara maanaam ñëpp yéen jigéenu Mbour nag jigéenu Mbour ak jigéenu commune ouest mention spéciale seen mobilisation rafet na te li ci gën a intéressant mooy nii jigéen ñi nga xam ni ñooy incarner en tout cas les femmes de l'ouest et du département toogee muy nii Adja Marème Diop Sylla toogee ak sama sœur Ndeye Tické Ndeye Tické dañ ma ni woon naa mujjee wax mais man dama juux ci xew bi rek xew bi sa xew la te xew jigéen la ah ginnaaw nag yàlla dafa def nga coordonné département bi ma laaj Marème mu ne wax na su la dalalee yow nga nekk ci sa koñ war nga mun a tëj may wax rek ni lii mooy àdduna kii sama jigéen la ci koñ bi la dëkk bu ñu kenn boole waaw dama koy wax ci kaw nag bu ñu kenn utal noon amuñu jot boobu talluñu ko xëccoowuñu dara dañuy liggéey rek ndax Macky Sall di seet nan nañuy optimiser loolu tubaab tuddee optimiser mooy fexe ba dara du des ku ci nekk dugg ci ruq liggéey yóbbul Macky Sall ma bëgg nag ku ci mënul ñëw soo amee sa wax ak looy nettali dencal ma ko parce que loolu taxuñu jóg dama bëgg nag ñu xam ni fii problème amu fi ca du fi musa am ñun ñëpp dañuy ànd di liggéey pour Macky Sall te ñëpp xam nañ ni wërsëgu Macky Sall ku ne xaj nga ci seentu weer nag jërul buuxante te loolu ñun xam nañ ko donc fii benn problème amu fi loolu moo yokkoon a tax ma ñëw mais su ma kani woon président ca tëj war na ko mun a def sans pour autant que ma ñëw mais c'était très important que je vienne pour livrer message boobu nit ñi déggandoo ko te jàppee ko noonu voilà ba loolu weesoo madame Diop maa ngi lay féliciter bu baax a baax a baax di la féliciter ci ni nga bootee xale yi di ñaan lépp loo xam ni da ngeen koy ut ci politique bi yàlla defal leen ko muy ndam parce que Macky Sall lu bari lay xaar ci ñun les attentes comme ni ko tubaab di waxee sont très importantes am ngeen nag candidat boo xam ni candidat bu neex a jaay la parce que Macky Sall kat lim ñu defal bari na te waruñoo gën a gore Macky Sall kat jig nañu parce que bi mu fi ñëwee nañ naan pétrole ak gaz tax na nag ñi nga xam ni politiquement ñëpp deewoon nañ dekkiwaat ba ñu déggee njiinum pétrole ku ci nekk dem nga uti piqûre ñu piqûre la nga naan say comprimé bëgg a ñëw naan joxaat leen ma réew mi li may wax ci mbooloo mi rek bala maa xuus ci loolu mooy ñun dañuy tee débat de gis ngeen mbooloo mu fi teew dégg naa léegi mu am ku naan waa APR ak waa Benno Bokk Yaakaar
dañuy joxe 10 000 francs pour di transporter ay nit télé yaa ngi fii bu fekkente ni am na kenn kun fi jox pas 100 francs pour que mu ñëw fii na yëkkati loxoom. am réew nag kenn du ko yor ci sos kenn du ko laaj ci sos affaire u réew du affaire u caaxaan am réew kenn du ko jox apprenti ñiy wut nag am na ñun ci ñamoon xam nañ lañ man ak lañ mënul defe naa ni ñooñu ñëpp a leen xam ñenn ñi ay apprenti sorcier nañ kenn du yor réew wala kenn du laaj réew ci kenn du laaj réew ci jëppi nit wala mere nit wala fayantoo Sénégal musul toll fii ci élection te neewuñu place de l'Obélisque nit faatu na fa wala gaañ nañ fa nit heure bii 2012 fukki nit ak ñeent faat nañ leen ci problème élection boobu ba léegi Sénégal a ngi ci jàmm ñi ngi yore suñu réew di def suñu campagne ku bëgg campagne ku bëgg a doxi jàmm ni ñooy ca loolu bu ngeen xoolee ñi nga xam ni ñoo ñu wër ak yenn réew yi loolu amu fa waxuma nag 9 milliards yi nga xam ne Macky Sall daf ko injecté fii ci assainissement bi ñu naan déet mu jëlaat 3,5 milliards def ko ci lépp loo xam ni maanaam mi ngi jëm ci PUDC bi tali yaa ngi nii ndox mi waxaale wu ma ko Mbour 3 Mbour 4 ñëpp a xam ni dañ doon ma bëj problème mu ndox forage baa ngi nii lu ne fàng nag kenn du ko jeex SNTS kii dafa tëjoon y a même pas un mois Ibrahima Macodou Fall woowoon nañu fële te ki ko tëjoon mi ngi fii Thiès di fëgg dënn naan joxaat leen ma réew mi kon nag Macky Sall loolu ñu naan dañoo teg ñaari kaas benn bi ñu teg ci lem benn bi ñu teg ci kaani kaas bi ñu teg lem boo ci cappee sa baaraam ñam ñun la ñamaatal boo jëlee bu kaani bi naan ko lu la dal yaa ko teg sa bopp ma ni kaasu kaani moo fi nekk ak kaasub lem Macky Sall nag mooy kaasub lem bi kon nag maa ngi ñaan su le 24 jotee ngeen voteel Sénégal mooy voteel seeni doom mooy voteel ëllëg te bañ a dugg ci ay aventure parce que li fi Macky Sall def tey buñ ko listé woon defe naa ni tey débat bi fi nañuy fanaan lu ne fàng nag kenn du ko jeex moo tax saa yoo ni bilan rek ñu mer kenn amu ci bilan kenn amu ci programme donc su fekkente ni da ngay joŋante te yow amuloo benn programme bu leer sànq rek maa ngi dégg sama rakk Abdou Mbow ni ñi ngi woowaa réew mi ñi nga xam ne ñooy kàngam yi ñu ñëw fii ñu joŋante ku ci nekk wax sa programme bi nga am ñun ñu defaan suñu programme ñu ngi leen di déglu nag parce que débat boobu ñun pare nañ pour dem ci donc ñun on est très à l'aise bu fekkente ni dafay défendre suñu bilan may waxaat rek ni yéen waa Thiès li Macky Sall di xaar ci ñun dafa bëri parce que bañ ko fiy def premier tour ñun 5% nañ amoon te terewul Macky Sall bi mu faloo jox ñu ay ministre jox ñu ay directeur général jox ñu ay yeneen poste donc waruñu mën a gën a gore te ñi ko faloon ci Sénégal ñun ñoo ci gënoon a tuutile tey nag bu ñu des gannaaw waaye nañu fexe bu fi ñëwaatee defal Thiès suñ ko xoolee duñu rus te pour loolu il faut que yéen jigéen ñi ngeen takku dugg ci kër yi wax ak nit ñi wax seen programme candidat génn ko nit ñi xam ko ngeen jaay ko ba su fekkente ni le 24 jot na ci ngoon fu waay yooxoo ñun ñu mën a yëkkati suñu loxo ñu ñuy gañe nañ may daane rek di présenter samay condoléances maanaam di jaal waa koñ bi ñi fi faatu mais aussi surtout ñi nga xam ni dañoo faatu ci mbirum déplacement wu campagne bi am na ci ñeenti gendarme yoo xam ni dañoo faatu am ñeneen ñoo xam ni faat nañ ci seen bakkan ci campagne bi ginnaaw ñun jàmm kase nañ bëgg te jàmm nañuy ñaan te bu ñu saloon sénégalais yépp am jàmm
ñuy ñaan yàlla ku ci nekk suivant sa religion mu teeru la ci àjjana. vraiment seeni mbokk ñu ngi leen di jaal bu baax di ñaan yàlla may leen xol muñ maa ngi leen di gërëm di leen sant merci beaucoup. muy waajal li nga xam ne moo jara waajal te ñu war ko fekke di ko tal ngeen ñaanal ñu ko dar ko ñaan mooy nag réélire suñu président de la République l'actuel président de la République bi ñëpp di tiitaroo ñun dañ koy tiitaroo muy suñu mentor di suñu modèle waaye nag dama leen di wax rek nit ki lu ko yomb walla rëm day des ci moom parce que président boo xam ne ñëpp ñu ko envier du moins en Afrique ñëpp ñu ko envier président bi nga xam ne en 7 ans il a fait plus que ses 3 prédécesseurs, plus que ce qu'ils ont fait pendant 50 ans. Et ça, je peux citer, ça risque de me tromper, que le président de l'ancien président Abdou Diouf moo ko wax parce que nag moom dafa ñàkk kañaan nag dafa ñàkk kañaan moo ko wax mu circuler ci réseaux sociaux yi te li mu wax it dëgg la parce que li Sénégalais yi doon rêvé mooy Sénégal nekk benn moom le président l'actuel président moo ko réalisé mooy le pont de Farafenni te loolu mu amee ko rek ci li Dembélé wax léegi jàmm ak salaam lu la jàmm mayul leneen du la ko may taxaw fooy de wax ne pourquoi investisseurs yi choisir le Sénégal parce que le Sénégal c'est un état de droit d'abord c'est un état où il y a la paix c'est un état où nous avons de la sécurité ñett yooyu bu dajee nit ñi dañuy sawar a ñëw investir parce que xam nañ ne li ñuy investir dañ koy dana jur te seen xaalis du yàqu koo wax man damay jaaxal sax yenn saa yi quand je vais à l'extérieur ku fi def benn bés sax bu xamee ne sénégalais la day daw ñëw ci yow ndax li ñu yàlla may mais nag soo ma waxee yow yaay kan da ngay seet fa ma jóge waaye da ngay seet aussi kan moo ma jiite njiit dafay mat njiit te macha allah Macky Sall mat na njiit Macky Sall notre camarade au niveau de l'État je dis monsieur le président aujourd'hui on est en terrain politique je dis camarade Macky Sall dafa di un patriote duma sonn di ko wax nit ku bëgg réewam mais nit ku yaru nit ku am cofeel ci nit ku am considération parce que kenn gënul kenn waaye koo considéré mu considéré la koo respecté mu respecté la boo defee loolu li mu def mën na tourner nag ne man damay laaj dara parce que nag lebal naa leen gis nga considération ak respect koo ko lebal rek bu la neexee nga laaj ko lu ko neex te loolu mooy ay attributs yu gën a gën ci attributs bi mu jógee ci loolu dama leen wax patriote la ku bëgg réewam la waaye ku yërëm njabootam moo tax boo xoolee ci këru PSE waxuma la transformation structurelle de l'économie mais il y a la dimension sociale dafa ci def nu ñuy tabaxee nit mooy axe 2 muy le capital humain mu ñëwati ne man damay bonne gouvernance 3e axe indi ministère bu bonne gouvernance ñëw teg ko
di veiller ku bëggul réewam du def noonu bi mu déroulé ba egsi fii ku ne xam nga ne PSE réalité la du ma revenir ci bilan bi yëpp muy achever première phase bi def évaluation enclencher deuxième phase muy 2035 horizon 2035 te xam na ne 2035 dana fekk mu def deuxième mandat mais c'est ça l'État c'est une continuité waaye da nga war a am politique bu nit ñi di jaar ba pare egg ba mën a am egg fi ñu bëgg a egg muy émergence de notre pays bi ñuy am indépendance ñun ak Corée ñoo yemoon mais léegi dañuy jàng ci Corée kon président loolu la gis ma ne que loolu la gis ne nag dama bëgg sama dëkk mu mel ne Corée dama bëgg sama dëkk mu mel ne France dama bëgg sama dëkk mu mel ne Chine dama bëgg sama dëkk mu mel ne États-Unis oui moi je veux ak keneen ku ma bëgg ak keneen ku ma xam un président qui rêve mais rêve du nekk utopie day nekk réalité et faire de la réalité c'est quoi? C'est faire de l'action. Il est en train d'acter li ci des mën naa leen wax ne que ne Demba wax na ko léegi mooy booy wut président aussi da ngay wut ku am vision mais da ngay wut président bu am wërsëg macha allah macha allah macha allah le président nag lu mu fekkoon benn def na ko junni ba pare pétrole bi xëy na pétrole amoon na fi waaye kenn ñemewu ko woon exploité mu ñëw il a foncé ci loolu mu foncé man damay wax ne mooy candidat bi nga xam ne mooy candidat de l'espoir candidat de l'espérance mais le candidat qui fait rêver les Sénégalais le candidat bi nga xam ne que ne mën na tax ñu ñeme parce que lii muy indi dañ koy injecté waat ci économie bi pour le développement économique mais aussi social de notre pays. Asalaamaaleykum mbokki Thiès dégguma leen de suma maam dafa am lu ma waxoon mu ni ma ki gën a iñaan si nit ñi mooy ki nekk bu nekk asalaamaaleykum du fayu. asalaamaaleykum mbokki Thiès balaa may wax nag dama bëgg ngeen jóg yéen ñëpp ngeen may ma rek 30 secondes ngeen tàccul ma Demba Diouf mi fi toog 30 secondes rek Demba 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 DC DD merci beaucoup. D'abord bu ma leen nuyoo ba pare yéen waa Thiès di nuyu sunu ñi nga xam ne tey ñoo ma invité ak invité de marque yi ma fi nekk yi ma fi fekk ku nekk respectueusement maa ngi lay nuyu ak cër bi ma la war a jox yëpp jox naa la ko parce que xam naa ni balaa may wax sax si Demba damay wax tey jii su ma yàlla defee ba nga xam ne tey adduna bi yëpp xam nan ma at li ma def si jaloore ci football lépp yéen lu bëri ngeen ci yéen ñii waa Thiès yéen waa Sénégal lu bëri ngeen ci ndax surtout ku xam ville bii nga xam ni ville u Thiès la ay bañkat ñoo fi mos a dëkk ay bañkat rek ñoo fi mos a dëkk sama nijaay fii la nekkoon ci kaw Jemi am naa fi ay mbokk te xam naa ne tey jii ni ma waa Ndar bëggee waa Louga bëggee ma fa samay ñaari waajur jóge foofu muy Ndar ak Louga noonu ni ko raw la ma waa Thiès bëggee su ma paree nag ci loolu damay ñëw ki nga xam ne tey jii yàlla moo nu boole
bi nu xamante yàggul waaye li ma ñor ci moom Europe la ñu xamante muy Demba Diouf mi toog fii ñu xamante Europe mu fekk ma ci benn restaurant waxtaanam yépp mooy Thiès jëm kanam te su ma waxul woon Thiès waxuma Sénégal tamit dama koy jàppee fans na ñeneen ñi rek dem suma yoon mais dama ni yéen waa koñ bi laay waxal yéen waa Thiès Demba mi bu ngeen àndalee moom ndagam yàlla DC rek la ko def alalem yëpp mu koy bokkat yéen suba bu koy yàlla joxee poste bu raaye bu gën a mag du lekk bàyyi leen du naan bàyyi leen te ñii fi toog ak Demba tamit dañuy waxante dëgg rek man lu kenn sañul wax ndax man maa koy wax xam ngeen lu tax ndax dëkk bi ku ma fi gënul gënuma Sénégal day metti rek mais ku ma fi gënuma te bu ñu demee ci liggéey ma ne ko foo toj bu ma laajee foo toj ma wax ko ma nit looloo tax tey ji yéen li ngeen di tàcc yëpp lu tax ngeen bëgg El Hadj Diouf ndax résultat ndax man sama yoon nekkul di xool sama gannaaw résultat laa xam ngeen lan mooy résultat Sénégal day joué France man maay nekk homme du match par force kenn mënu si dara Sénégal day joué El Hadj Diouf day metti day naqadi damay dugal ndax tey jii yàlla di yoon tabaat sëñ Tuubaa ñoo ma ko may kenn mënu ci dara bu may dellu ci résultat nag dama ni Demba sama waajur yu baax yi toog fi ak suma xarit yi dañu am obligation de résultat te ku wax tey jii te dëgg rek a tax dañu jëm ci élection présidentielle te élection présidentielle yi nu jëm Demba tamit dafay natt boppam ndax dafa am ko nga xam ne tey jii Demba dafa am mbër dafa am ku mu ngemb ñii fi toog dañu am mbër dañu am ku mu ngemb man El Hadj Diouf waruma sax far mais su may far c'est parce que Macky Sall moom mooy candidat bi nga xam ne tey jii moo mën a stabiliser Sénégal ñu bañ ko ñu bëgg ko mooy candidat espoir mooy candidat bu nga xam ni tey jii stabilité Sénégal si loxoom la nekk waxuma sax lim fi liggéey ndax tey jii ku xelam neexul rek moom mooy wax lan la fi président jox bu ma daan jël oto di ñëw fii Thiès di seet si sama nijaay yi 1 heure de temps laa daan def léegi 25 minutes la ñu def pour agsi loolu rek jar na wax te di leen wax ni Demba mii ak ñun ñii fi toog ñëpp Macky Sall dañ daan wax ni Thiès ville rebelle la ville lii la ville laa la mais tey jii ku gis lii xam ni gis weddi bokk ci ndax tey jii Macky Sall man wóor na ma yéen ñii bu ngeen jugee Demba résultat bi mu soxla ak ñii fi nekk mën ngeen leen ko jox dama bëgg le 24 ngeen jëli seen ay carte di wax ni ma wax waa Ndar laa leen di wax moo di nit day àndal ku nga xam ne moo ko mën a fajal soxlaam ku la mënul fajal soxla sama doom bu jigéen ba nekk sa kër ga sax suba ku koy ñëw di ñaan ci xale bu góor bu ñëw bu naan nee ma dama ko bëgg man ko bëgguma nga bëgg ko dama bëgg nga amal ko njëriñ ndax góor day am njëriñ góor day faj bu mu gàcca kon nag maa ngi leen yéen ñii waa Thiès yéen ñii fi nekk ak ñi nga xam ne tamit bëggoon nañu ñëw te ñëwuñu te dañ leen koy jottali dama bëgg le 24 président Macky Sall gagné fii ci Thiès au moins à 80 voire à 90% parce que xoola impossible amul ndax ba ñuy jouer France dañ doon wax ñii bu leen France jàppee de tey mu rey leen mais l'impossible n'existe pas man doomu baadoola laa dama koy wax ci kaw sama maam da doon jaay gerte caaf di jaay jën wante mar naan mosuma nax taxa naan petite te su ma amul woon jom am fulaat fayda fu ma bëggoon du ma ko am looloo tax ma leen di wax fii nag bu ngeen génnee lu nekk daa ngeen ko dégg mais kii ngeen àndal ku jar àndal la Macky Sall mi ngeen di votel nar ko joxaat nguur gi dès le premier tour le 24 ku jar àndal la man xam naa si dara ndax damay tukki damay dem damay dellu si tey jii ku xool sunu aéroport bi da ñuy iñaane ku xool sunu autoroute yi da ñuy iñaane
ku xool sunu université bi sunu université xale yi fay génne da nga ñuy iñaane ku xool PUDC PUMA Macky Sall at li mu def yëpp da nga ñuy iñaane donc comme li mu leen waxoon sànq dama ciy dellu si balaa may finir moo di nit buy àndal dafay àndal ku ko amal njëriñ te Demba mii amal na leen njëriñ lu nekk nag mën nañ ko louer muy chaise muy lépp mais Demba yow it dénk naa la ñii dama bëgg nga jàppal ma leen bu baax nga nekk seen soxla yi incha allah ñu jàppale la nga fal Macky Sall dès le premier tour Sénégal jëm kanam dëkk bi neex xale yi tuuti yi ngeen gëm seen bopp ndax ku gëmul sa bopp doo mel ne El Hadj Diouf doo mel ne Macky Sall te fi may terminer rek lu tax ma àndat Macky Sall mooy li ma xam la xam mosul dem ci école privée mosuma dem ci école privée feuille yi nu xamoon mooy feuille yu ñaari lignes yi mosuñu am ku ñu yóbbu ñu école tey jii nu ñuy defal suñu doom yi am suñu auto privé bu ñuy yóbbu comme ni ñu koy defal suñu doom yi kon yéen candidat bi ngeen àndal moo jar àndal je vous fais confiance vive le Sénégal vive l'Afrique vive Thiès. sa sant maa ngi nuyu maire Mati Ndiaye ana maire Mati da nga di kenn ci man tey jii suñu amee fit bay mën a toog di gérer c'est grâce à toi am na ay temps mu metti woon lool ma ne su mettee ñu jiital ko mu mëne combat yi su neexee ñun ñu jiitu fàtte ko maire Mati jërëjëf maa ngi nuyu chef de cabinet Adja Fama Aïdara muy sama xarit di sama sœur di nooyee nag ku dul président Macky Sall ndax Thiès bi ñu demee après législative yi ba affaire yi xaw a suuxee dafa boole jigéen ñëpp téye leen ñu bokk ndey bokk baay dinañu mbaxal dinañu fecc dinañu fo dinañu ree ci biir ndabal jom ba fi mu nekk nii nekkatuñu am tendance amatu fi ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay Fama jërëjëf may nuyu tonton Mor Mbaye di la gërëm di la sant di wax yàlla nañu amiin ci ñaan gi di nuyu nag sama sœur muy Adja Ndeye Tické bi ma xamanteeg moom yàgg na lool ma bokk classe ak petite sœuram Jaxeer Koddu mais nag sama xarit yàlla na ko yàlla yërëm moo doon bokkar lan Koddu Njaay ñoo fowandoo lépp ñoo ko defandoo Ndeye Tické mii man maa mën a wax ci moom parce que depuis lycée Malick Sy dafa nekkoon suñu référence moo ñu mag tuuti nag bariwul ñu gis ko muy carrière di jàng am fulaam ak fayda ba mu am bac dem Tunisie je pense ñun ñëpp ñu naan kat dinañu jàng am bac ba mën a tukki mel ni Ndeye Tické tey su ñëwee Thiès dugg ci langue politique bi lu ko war la ndaxte c'est une grande dame boo xam ni yàgg na nekk ci instance de décision yi donc effectivement maa wax Diop ne ko c'est le meilleur choix ñu jël la samp la ci boppu département bi ngay président des femmes may nuyu suñu coordonnateur Demba Diouf muy nit ku baax muy nit ku mën a jox jigéen considération muy nit koo xam ni parfois day fàtte boppam pour ñun ñu mën a émerger Demba Diouf amuñu fayam tey jii li ma wax maire Tické li ma wax maire Mati loolu laay wax ci moom Demba jàppale nañu te boolewul dara ak ay wax am na ku ko wax fii sànq nee na Demba moo mën ci dëj yi Demba moo mën ci ordonnance yi Demba moo mën ci social te du boole dara ak ay wax kon boog Demba Diouf jërëjëf maa ngi nuyu waa Mbour yëpp di nuyu Ndey Biram di nuyu Mama Fall
di leen nuyu di leen gërëm te di leen sant te xam ni kat seen débat bi seen tey débat bii du tey débat como lii como mënu ko ndaxte président Macky Sall wax ci bilan dafa yomb ndax président Macky Sall moo fi def lu kenn deful tey dama ko wax ci benn groupe WhatsApp man leen ñun jigéen ñi nañ leen def ni Marème Faye Sall di def happiness ba keroog ñuy dem voté ji gagné ñëw jox ko Macky Sall dinañu fecc dinañu taasu dinañu fo dinañu rey te su fulla jógee tam ñu jëmbat fulla am na ku ko wax démb Adja Mbaru nee na dafa dem di proximité ci benn kër mu ne maire bi facture courant ñoo mu ne ko sa facture bi ñaata mu ne ko 8000 mu ne ko sa facture lu mu doon nekk mu ne ko ay 40 000 kooku du voteel Macky Sall Macky Sall wàññi na courant bi Macky Sall wàññi na ceeb bi président Macky Sall wàññi na diwlin bi président Macky Sall wàññi gaz di dimbal jigéen ñi nag ak financement yi fi Ndeye Birame wax yokk salaire yi yokk indemnité de logement yi donc xam nga lu ma wax dama ni mooy bëri go ci mbartal puus mu dem puusul mu dem donc waa Thiès teg leen ci seen loxo mu dem teg leen ci seen loxo mu dem avant mu leen di rëcc incha allah nii lañ koy toppoo di tey débat ba élection ya su président nag suy ñëw ngal la jigéen ñi génn leen ministre Augustin Tine wax na ko nee na département bi kat ñëw président bi mooy doon suñu organisation phare kon boog na jigéen ñëpp sañse ba rafet teel a génn ñëw terti suñu président après le 24 février ñu teel a jël suñuy carte dem vote ji jël ndam li teg ko ci loxo Augustin mu jox ko président Macky Sall wasalaam. mais damay sant di nuyu di remercier ñi nga xamante ni ñoo nekk comité électoral commune est commune ouest jiital ci le coordonnateur sama xarit sama mag le directeur de cabinet Demba Diouf kooku man awma lu ma koy wax ndax nit ku baax mënul weesu yaa baax donc Demba yow lii nga mérité ëpp na lii ndax nit koo xamante ni sa qualité bi ñu mën a wax ci yow mooy humilité nit ku humble nit ku disponible mais aussi nit ku yaatu ki nga xamante ni li ko ñor rek mooy boole ñëpp nekk benn donc Demba vraiment merci beaucoup merci encore de me faire part de cet événement si important mais aussi di nuyu sama sœur kooku sama xaritu xol la di sama sœur de DG de l'ANAM Adja Ndeye Tické kooku man fu ma ko fekk rek sama xol day sedd parce que nit ku sell nit ku set nit ku xolom leer man sa dama ne woon man lan moo tax mënuma woon bokk commune ouest ndax comité électoral bii nii ay sages rek a fi nekk ay nit ñu baax rek a fi nekk ndaxte lii nii liggéey bu am solo ñun de commune est lañ nekk wante amaguñu jotaay yu mel nii donc tey nag lii je pense que chance la ñu am ay nit ñoo xamante ni parce que ñi mën a ànd rek la yàlla di boole donc tey yàlla boole na fi ay nit ñu baax sunu yaay Adja Marème Diop Sylla ñu ngi koy nuyu gis nañ taxawaayam gis nañ engagement mais aussi gis nañ ni mu ñuy jàppalee di nuyu ñi nga xamante ni ñoo nekk ci comité électoral zone ouest ñëpp di nuyu sunu yaay Mati Ndiaye moom it sunu yaay la sunu lépp la ñu ñuy accompagner di nuyu sunu papa Mbaye gis nañ seen taxawaay mais aussi bu ñëwee ba fii dañuy nuyu sunu collègue de mouvement di Babacar Pascal Dione di nit koo xamante ni kenn la ci man mais aussi kenn la ci Thiès bëgg Thiès bëgg président Macky Sall parce que tey bu ñuy wax mouvement bi njëkk fii Thiès kenn mënu ko lim te doo tudd Babacar Pascal Dione dooleel Macky di koo xamante ni li ko ñor rek mooy yokkal président Macky Sall donc vraiment maa ngi leen di nuyu mais aussi di nuyu sunu international bi ñëw fii sunu gan gu mag gi ñëw fii di El Hadj Diouf
ñu ngi koy remercier di ko nuyu di ko jox wàccuwaayam xam ne tey El Hadj vraiment ñëw nga répondre à l'appel de ton frère Demba li nga wax ci Demba nag ñun ñoo la ko mën a témoigner ndax nit comme ni ma ko waxee baax mënul weesu yaa baax mais Demba Diouf qualité boo wax ci moom ñun gis nañ lu ko ëpp parce que nit koo xamante ni li ko ñor mooy yaatal mais aussi li ko ñor mooy ndaw ñi parce que dafa am yéene bu mu am ci ndaw ñi moo tax yaatal na leen ñun ñi ay ndaw leen bi ñu ñëwee yàggul mais vraiment yaatal nañ ñu ci terrain bi ba tey ñu mën a taxaw fi ñu taxawee mais di wax rek les femmes de la du comité électoral ouest kontaan nañ ci yéen gis nañ seen engagement ak seen détermination derrière sunu sœur Ndeye Tické keroog la fois passée vous avez fait une forte mobilisation les femmes du département les femmes de la commune ñëw taxawu ko ci événement boobu mu woote li mooy wane rek engagement bi ngeen am derrière le président Macky Sall ñi mu fi teg di ay nit ñu baax di ay nit ñu sell di ay nit ñu yëw li leen ñor rek mooy askan wi parce que ñii nii daan nañ def seen alal te defuñu politique donc tey man ñii samay référence lañ donc man si ñii laa tax ma ni kat man maa ngi si sama ruq di def social di def politique développement mais am na suñuy mag yu fi nekk donc ñooñu ay référence lañ ñoo tax ma ñemee def politique parce que tey beneen politique moo fi am politique politicienne amatu fi politique bu dëggu moo fi am politique de vérité moo fi am politique boo xamante ni politique de l'endurance la te kooku yëpp dañ koo am ci sunu candidat le président Macky Sall c'est le candidat de la vérité c'est le candidat sérieux c'est le candidat qui opte pour l'émergence de son pays c'est le candidat qui opte pour le devenir de sa jeunesse donc je pense que kooku candidat boo xamante ni tey il mérite un deuxième mandat te ce mandat là maa ngi wax yéen ndaw ñi surtout ce mandat là repose sur nos épaules maa ngi leen di wax bu leen kenn jaxase seen xel ne répondez pas à la provocation ne répondez pas à la spéculation bu leen kenn jaxase li leen war rek mooy taxaw xam ne tey Thiès a changé de visage Thiès a choisi la rupture Thiès a choisi l'endurance mais aussi Thiès a choisi la vérité et la vérité c'est le président Macky Sall donc tey maa ngi leen di ñaan yéen ndaw ñi sunu avenir président Macky Sall moo ko yor parce que tey horizon 2035 le plan Sénégal émergent c'est pour nous la jeunesse ñun c'est nous qui devrait en approprier parce que c'est un président qui a une vision te sa vision kenn mënu ko lim dañ ko war a il a une puissance ce président man su may wax ci moom donc damay xam ni kii dafa yéene Sénégal yéene askan wi donc tey maa ngi ñaan ndaw ñi ngeen dem voter utile dama koy wax nañu vote bu am njariñ parce que réalisation yi mu fi def ñëpp gis nañ ko mais aussi dafa teg ay perspectives yoo xamante ni il a dessiné l'écran du futur et l'écran du futur c'est l'émergence du pays avec une jeunesse saine avec une jeunesse qui ne se rebelle pas Thiès n'est pas une ville rebelle ce sont des jeunes engagés dynamiques yu propres yoo xamante ni gëm nañ seen bopp parce que jeune boo fi gis lu ko ñor mooy nañu am liggéey dimbali suñuy waajur te loolu tey je pense que ni la donne a changé donc maa ngi leen di ñaax jigéen ñi nag yéen kenn mënu leen continuer leen sur loolu gën a sensibiliser nit ñi def ay porte à porte affaire yi ñu ngi doog a boucler 8 jours de campagne li ci des moo ëpp donc tey je pense que ni seen leader yi teg nañ leen ci yoon ba pare jox nañ leen ay orientation donc jëfe leen orientation yooyu ba le soir du 24 février ñu mën a jox le président Macky Sall ndam au premier tour maa ngi leen sant bu baax di leen gërëm merci beaucoup.